réveil, lundi 9 février 2015, 7h32, beaucoup de minutes de retard, mais on est là avec vous pour vous accompagner. Tey ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média fi mu tollu tembe 7h32 mooy doog a jot dañuy door rek comme xam nga lundi la lundi nag mu ngoog xaw a diis sant leen yàlla bi ngeen amee yeewu leen ndax nag ñun ñoo leen fas yéene yee gunge leen fii ba 10h yéen nag yeewu ngeen ca fajar di xaar ñu àndandoo ak yéen yi leen di xaar nag ñu ngi ciy ñëw léegi waaye li ñuy def rek mooy jox leen jotaayu xibaar yi bu 10h jotee di ngeen am journal bi ci français c'est vrai que jotaay bu njëkk bi yéen a ngi ko am bi 6h45 jotee bi ci topp ci wolof 8h lay nekk ba tey topp ci français 10h lay doon daañu ca àndandoo ak Fatima Ba Diakhaté ca fajar ba tey yaa ngi taxaw ñu ngi lay nuyu mbaa jàmm nga fanaane. alhamdulilah. tey moom xamee ma la moom. tey moom da nga indi da nga ma jox tuuti Mireille Mathieu xaw ma jox tuuti kan encore ma xool moo yow mais ñu jàmm kenn waxagul ak yow xaw ma jox tuuti ma xool mais mun na ba tey yow laajuma la nga xaw ma jox tuuti di xaar beneen jigéen wax tey nga xaw ma jox tuuti yow tamit kenn laajul biisu di xaar nag ba waa kër Ricardo yi wax tey mais mun na dag ma jox bon écoute on n'a pas de temps à perdre on va te laisser nga joxe say titres mais après ma wax la à part Mireille Mathieu tey Fatima Ba kan nga ma jox loo fas yéene yaatal bu ñu demee bu 8h jot. waaw Pape Cheikh di nuyu d'abord téléspectateur Télé Futurs Médias xibaaru juróom-ñetti waxtu yu bokk na ci li ci gën a fës procès bu Karim Wade di dooraat ni ki tey ca palais de justice ñu fay xaar nag woy juróom bi di Abdoulaye Wade bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yu populaire moom Abdoulaye Wade dina teew ca procès bu Karim Wade ca palais de justice ñu wax ci coowal suuf bi am ni ki dimanche gi ca Wakam waa gox ba daal ñoom ñoo génn ne duñu ànduñu daal ak nit ñi sax-saxee seen suuf di ko jaay ñu joxoon ci nag baaraamu tuuma ki nga xamante ni moom moo di jaraaf Youssou Ndoye moom nag ñu ne mu ngi fa daal di jaay suuf si ñu ne loolu nag duñu ko nangu ginnaaw nag bi ñu wàccee ci mbedd yi gendarmerie sax moom mujj ñëw tasaare ndaje mi moom jaraaf bi ñu ci joxoñ baaraamu tuuma ne ni ki àllarba dina woote ab point de presse ngir rek indi ci ay leeral ñu wax ci 30e édition bu Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire moom moo ko jël ni kuy démb ci kanamu Ghana mu nekk nag match bu metti ndax ginnaaw 90 minutes yi dem nañu prolongation mujjee ca tiro bi itam metti woon lool waaye Côte d'Ivoire mujj ko jël juróom-ñett Black Star yi jël ni ki noone médaille d'argent bi ñu wax ci contrat bi dox diggante groupe Futur Média ak Luc Nicolaï Enco ñaari structure yi nag bëgg liggéey ci làmb ji indi ci itam ay innovation ngir rek jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci yëngu Pape Cheikh lii mooy li gën a fës ci xibaaru juróom-ñetti waxtu yi. di nga ko développé léegi nii bu ñu demee ba 8h jot ci ay minutes rek xanaa ñu jukkil leen yéen a kaay yeeg seen i xët ñu tuddee ko revue des titres bu ca kanamee la ko Mamadou Mouhamed Ndiaye di yaatal gën koo xóotal laataa xóotal gi ñu won leen rek naka la yéen a kaay xëyee tey laataa ngeen di xër seen i kër laataa ngeen di xëy plutôt seen i kër wala bu dee xëy ngeen ba noppi yéen a ngi ci oto yi di déglu yeewu leen bi ci rajo bi 99.4 xam nga ñun nag fu ne dañu faa def dara ëppal nag weesul nguufaan yëpp nguufaan télé bi nguufaan rajo bi parce qu'on a très envie de vous accompagner ak fu ngeen mënti nekk alors tey Fatima gis naa ni yéen kaay yu bëri ki ci gën a saf encore maître Abdoulaye Wade la tey ak ki nga xamee ni moo jiite parti socialiste di Ousmane Tanor Dieng lu xew xamaguma mais yéen kaay bi di populaire gis naa ni xëyee na ak nataalu président Wade daal di bind lu jëm ci procès Karim Wade ci kanamu xëy yi xam nga tey ji ñu ngi fay xaar kii di papam di maître Wade. waaw yéen kaay bi di le populaire foofu la xëy Pape Cheikh tey Abdoulaye Wade ñu ngi koy xaar ci palais de justice ci procès bu Karim Wade bi fay am xam nga nag bi mu tàmbalee ba léegi moom njiitu réew ba woon mosu faa teg ay tànkam tey nag ñu ne ñu ngi ko fay xaar mu ñëw rek nar a fekkee si procès boobu ginnaaw bi nga xamante ne sax moom récusé na cour de répression de l'enrichissement illicite waaye itam dal ci kaw Henri Grégoire Diop tey ñu xool rek bu ñëwee ca procès ba ana lan la fay indi.
bu weesoo loolu dégg naa itam ci maa ngi ko gisee ci yéenekaay bi di L'As ñu bind ni moom lu jëm ci coowal Karim Wade mu ngi woote atte ñaari président Obama di bu États-Unis ak Hollande di bu France la sam ko def ci xëtam ni affaire Karim Wade demande l'arbitrage de Obama et Hollande. waaw yéenekaay bi di L'As foofu la xëy Pape Cheikh moom Abdoulaye Wade dafa yónnee benn document ki nga xamante ne moom moo di François Hollande ak Barack Obama document wu 10 pages la. ci biir document boobu nag mu leen di woo daal ñu wax ci li nga xamante ne moom moo xew ci procès bu Karim Wade bi ndax jàpp na ne doomam ji dañ koo condamné xaat li ñu ko nar a daan xam nañ ko ba noppi procès bi dañ koy defee noonu rek waaye tekkiwul dara mu leen ci woo di leen xamal itam ne bu weesoo coowal ArcelorMittal bi nga xamante ne sulu na ko fi keroog mu indi woon coow lu rëy am na yeneen yoo xamante ni moom Abdoulaye Wade xamal na ko Macky Sall xamal na ko nguuru Macky Sall buñ ci jógul dina loole itam dina ci ñëw te ragal na ni bu ci ñëwee réew mi dina yëngu. Wade ngi campagne PDS ñu ngi tournée nationale loolee la yéenekaay bi di Grand Place xëyee tey ci seen xët ak kii di président Wade. waaw Wade ngi campagne dalal na ay ndawi JTL waxtaan ak ñoom waaye tam ñu ngi waajal ñoom waa PDS ab tournée nationale dina ci bokk am déet moom Abdoulaye Wade looloo dese leer waaye parti bi moom mi ngi koy waajal nara nag dugg fépp ci réew mi fii ci Sénégal waxtaan ak askan wi waxtaan ci li ñu jàpp ne moo dëppawul ak yoon jëm ci nguuru Macky Sall li ñu jàpp ne ñàkkum transparence ak li nga xamante ne moo am ci procès bu Karim Wade loolu yëpp doon ay poñ yoo xamante ne ñoom parti démocratique sénégalais ñu ne dinañ ko waxtaanee ak askan wi moo tax ku nekk ci fi nga dëkk dinañ la fa fekki. yéenekaay bi di enquête moom xëyee na ak enquête boo xamee ni mu ngi ko amalee ca palais de justice. waaw enquête moom xam nga wuy na turam moom ci ay gëstu yu am solo lay xëy wax ci balance bu déséquilibré ndax xam nga ni procès wu jeune wu Colobane yi moom moo waral yéenekaay bi xëy foofu ndax gis nga ni ndaw yooyu dañ leen a daan ku nekk 2 fukki at kaso ak travaux forcés yéenekaay bi nag ne wàllu justice dafa mel na daal sa bu dee rek benn policier la ñu faat wala benn homme de tenue day mel ni justice bi day gën a sévère ndax ndayu Colobane yooyu lu ñu leen doon tuumaal moo di faat policier bii di Fodé Ndiaye ci jamono yi nga xamante ne ñu ngi waajal élection présidentielle bu 2012 ñu ne nag dafa mel ni policier yi daal saa yu ñu leen faatee ci la daan bi di gën a metti que ne bu ñu faatee simple civil. laaj bi sampu ci yéenekaay yu bëri mu ngi jëm ci parti socialiste ñu bëri xëyee nañu ko ak ki nga xamee ni moo di Aminata Mbengue Ndiaye li ñuy laaj mooy ndax mooy numéro 2 bu parti socialiste ndax Aïssata Tall Sall dañu ko wàccee mën naa gis ci yéenekaay bi di Sud Quotidien ñu bind ni réorganisation en profondeur du parti socialiste Tanor fait le ménage loolee la yéenekaay bi xëyee tey di Sud Quotidien mën naa laa liiral itam sax yeneen yi ci yéenekaay bind Walfadjri itam xëyee na ak loolu ni bureau politique bu parti socialiste Tanor redistribue les cartes Aminata Mbengue Ndiaye prému Aïssata Tall Sall rétrogradé Wilane gagne des galons statu quo pour Khalifa Sall gis naa itam même chose yéenekaay bi di réew mi xëyee ko tey ñu bind chamboulement ci biir parti socialiste alors réew mi mu ngi ne Aïssata Tall Sall débarqué Aminata Mbengue Ndiaye promu ba tey yéenekaay bi di Témoin xëyee ak réaménagement boobee nga xamee ni mu ngi ci parti socialiste ni Aminata Mbengue Ndiaye ndax mooy numéro 2 désormais bu parti socialiste. waaw Pape Cheikh loolu mi ngi xew ci week-end bi ni ci yéenekaay yi ñëwee moom Aminata Mbengue Ndiaye léegi moom moo topp ci Ousmane Tanor Dieng waa PS nag ñu ne luñ ci jublu moo di rek gën a jox soxna yi gëdd ci biir parti bi loolee tax ginnaaw Ousmane Tanor Dieng moom Aminata Mbengue Ndiaye moom moo ñëw waaye itam yeneen poste yu am solo yoo xamante ne séddale nañ ko fa dañoo daal gën a yaatal bureau politique bu parti socialiste waaye ki ñu ci gisul di maître Aïssata Tall Sall moom joxuñu ko benn poste am sax ñoo xamante ne dañuy jàpp ne Tanor dafa jël rek ay nitam placé leen ngir gën a mën a contrôler parti socialiste moom Aïssata Tall Sall nag dégg guñ ko li am ba am moo di ne Khalifa Sall ak ki nga xamante ne moom moo di jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàng mekk njàngale mi di Serigne Mbaye Thiam ñoom poste yu ñu occupé woon ba tey foofu lañu nekk waaye kii di Aminata Mbengue
Ndiaye Abdoulaye Wilane ak ñeneen am na lu bees ci poste yi nga xamante ne amoon nañ ko ci biir parti bi. mu ngoog yéenekaay bi di Témoin Rewmi Sud Quotidien ak Walfadjri loolee la ñu xëyee ci seen xët tey Le Quotidien moom xëy na waxtaanee ci coowal budget 2015 bi wundu ca ARTP bi wundu ARTP di conflit boo xamee ni ubbi nañu ko ak ka ko jiite di Abdou Karim. waaw indi la fa coow lu rëy ni ko yéenekaay bi waxee ca biir ARTP moom Abdou Karim moom dañu koy tuumaal ne daal ni mu yoree kër gi wala ni muy liggéeyee foofu jaarul yoon ba tax na yéenekaay bi wax gestion nébuleuse ARTP nag xam nga ni kër gu mag la te li ñu mel luñ ko fay dégg sax léegi nag mu ngi bëgg bëri yéenekaay bi di Le Quotidien tey foofule la xëy wax rek ne wàllum njuuj njaaj la ñu nemmeeku foofule ca biir ARTP. njuuj njaaj bi ñu seetlu ca service des mines ay permis de conduire yu ñuy trafiqué loolu la yéenekaay bi xëyee tey ci xëtam yéenekaay bi di Libération ni ci service des mines am na coow lu rëy loo xamee ni moo fa kalaatee gis ngeen ko noonu ak ay photo wu permis ne trafic de permis de conduire moo fa am. ay permis yu ñu doon jaay Pape Cheikh xam nga loolu njëkkoon nañ ko fi soulever waa service des mines daal di koy démentir. wax sax ne dinañ porter plainte contre X waaye léegi mu mel ne mbir yi leer na. am na daal ay nit yu ñu jàpp ñuy jaay permis 60 000 70 000 francs ça dépend. mu indi fi nag coow lu rëy ci biir service des mines ñu ne nag ñooñu dinañ leen topp waaye itam samp ab laaj ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite kër gi naka la ñu def ba njuuj njaaj gu toll noonu ñoom teeluñu koo gis ci biir service des mines. voilà ba tey ci xëti L'Observateur moom xëyee na tey ak coow li nga xam ne ni moo am ci ARTP amal na ci ab gëstu bu rëy yaa ngi ñu koy expliquer léegi ba L'Observateur plutôt xëyee ko ARTP dans l'impasse alors coow loolu nag nu mu bindoo xamunu waaye moom la L'Observateur xëyee tey Fatima. waaw L'Observateur ni ki yéenekaay bi di Le Quotidien ci la xëy ak nataalu ñaar ñi nga xamante ne ay kàngam lañu di Abou Abel Thiam ak Abdou Karim Momoulé bokk ci kàngam ñi jiite kër gi di ARTP coow li nag rëy na ni ñu yoree kër gi ak budget 2015 bi nga xamante ne nu ngi ko fa doon waxtaane moom fa sulli coow lu rëy ba tax na daal yéenekaay yu bëri xëy ci xam naa dinañ ko gën a yaatal ci biir bëccëg bi ak ay reportage ngir rek gën cee gindi askan wi. démb Ndakaaru dafa meloon ni Abidjan loolee L'Observateur wax na ko ba noppi itam ñu ngi gis ni am na diggante bu juddu ministre de l'intérieur di Abdoulaye Diallo Daouda Diallo takk na notaire bi di Tamaro Seydi loolee ngi ci xëtu L'Observateur bu tey bi xam naa duñu fa demagum parce que duñu am benn jot dañu yéex a commencé tey yeewu leen bi il faut que ñu pon leen waa rédaction centrale bu L'Observateur peut-être on les retrouve demain matin on finit ak journal bi nga xamee ni tàggat yaram rek ko soxal muy stade yéenekaay alors moom nag gis nga ko xëyee na ak waxtaan boo xamee ni mu ngi ko séq ak kii di Louis Fernandez moom nag nee na équipe bu Sénégal daf ko intéressé waxtaan bi mu ngi ko séq ak yéenekaay bi di stade ba noppi itam histoire bi dafa répété wu ndax la amoon ca Sénégal 92 moo am niki démb ci Côte d'Ivoire mi nga xamee ni moo jël Coupe d'Afrique bi bu ngeen ci bëggee gën a am lu leer mën ngeen ko fekk ci biir yéenekaay bi di Stade Quotidien merci beaucoup Fatima Ba fi lekk ay minutes nga defal ñu météo bi parce que bëgg nañoo xam nu ñu yeewoo tey ci wàllu température xibaaru jaww ji ndax nag soleil bi moom jóg na ba noppi 7h36 passé na te ci heure boobu la préwaroon jógam ci kanam yi leen di xaar bokk na ci pàcc bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu koom wala yoon tey nag di nga ñëw ci wàllu économie Maymuna pour gindi ñu ci li tubaab tuddee publicité mensongère yenn saa yi publicité yi day bëri ay fen n'est-ce pas yoo xamante ni dañuy nax nit ñi et c'est pas normal. effectivement Pape Cheikh dafa nekk sujet boo xamante ni mun nañ ko traiter si wàllum koom comme aussi sur wàllum droit. donc déjà xool nañ li nga xamante ni mooy CNRA. lan la si war a mun def mais aussi dem nañ waxtaan aussi ak benn juriste. mu wax ñu si wàllu yoon lan la ñu tuddee publicité mensongère. nan lañ koy constater ak koo xamante ni jàpp nañ la si yan daan moo la si mën a fekk. moo ngoog ay publicité yu ñuy naxeek ñoom seen daañu ko waxtaanee bu ca kanam xam nga.
domaine la bu ñu miinul moo tax taxawaayam am solo ci Yeewu Leen bi dinañu gindi lu bëri ci li tubaab tuddee publicité mensongère yéen a ngi yónnee itam ay CV parce que bëgg nañu ngeen di jóg ji joobi bu bëree ñu tànn ci ñaar fajar gu jot ba noppi toftal ci ay conseils yoo xam ne ni ça peut toujours servir pour yéen ñi wut liggéey tey nag dag maa jox ndeysaan maluma benn naaru puruñ bu nekk fële Mauritanie xam naa da nga foogoo ni nafar titi laa lay woowee waaye naaru gànnaar yi nga ma gën a jox plutôt kii yaa doo ci commentaire amuñu benn jot tey waxal rek loo nar bu ca kanamee ak jóg joom voilà ay commentaire nga bëgg voilà. Alors Pape Cheikh comme ni mu ko annoncé tout à l'heure dinañ jàllale donc les deux CV qu'on a sélectionné pour vous et puis également donner quelques conseils pratiques toujours sur l'entrepreneuriat. jeex na tey dinañ waxtaanee entrepreneuriat parce que xamul leen ni njaayum table Dakar ak ñoom mburu sax mën na nekk entreprise kii yaa dinañu ci gindi ci ñi nga xamante ni ñooy dox ci wàllu entrepreneuriat et puis comme chaque lundi Bijou et ses coups de cœur tànn ci na ñett yoo xamante ni ñun nag ay mbiram intéressé wuñu mais on n'a pas le choix. xam nga nit buy génn télé di la wax obligé rek ne waa d'accord moom kay neex nañu amuñu choix parce que ñun ñëpp dañoo bëgg TFM rek moo tax ñu koy seetaan de mais sinon franchement ok coup de cœur yi lan ak lan la. tey def ci Ngoné Ndiaye géwél wala kii. amoon na benn rubrique bu tudd tout le monde s'en fout mais on vous le dit quand même. tey Ngoné Ndiaye de seen. sañoo loolu de xanaa. Pape Cheikh ci mbëggeel la ñuy wax parce que mois de février la ñu nekk mois de l'amour fii ak le 14 dinaa leen sonal 8 ak mbëggeel on va parler de amour yi nga xamante ne day jeex tey jeexul ku nekk di dee sa côté. à part ci son Jordan Sparks Chris Brown No Hair dellu sama dëkk Tiwa Savage coup de foudre bu egg ba mariage et puis ak Hakim Ratatati suñu hymne il faut ñu teg ko pour nit yëpp gis ko xam lan lay wax parce que Hakim en vrai ça parle d'amour. Ça nous intéresse pourtant tey quand même. ci kanam tout le monde s'en fout mais on vous le dit quand même. voilà mais on regarde et on consomme ce sera les coups de cœur de Bijou ci kanam ci Yeewu Leen bi Alfie comme tous les matins yóbbu ñu ci waañ bi yëngal suñu ay papi yoon la et tey nag comme d'habitude da nga ñu indil yu am solo puisqu'on aura beaucoup de fruits ak yu baax yoo xam ne nii mën na ñu safal suñu gémmiñ rek. waaw tout à fait Pape Cheikh waaw comme ñu lundi gémmiñ ñi day xaw a lewet. lundi moom d'habitude dañuy andi yu léger yi rek tey Pape Cheikh ñu fas yéene leen defal ay clafoutis ananas coco. donc toujours avec les produits Sofiex muy gën ci marché bi. donc ci kanam rek ñu wan leen ak li ñu amee fii ci table bi naka lañ ko mën a defaree ci seen kër Pape Cheikh. jeex na clafoutis ananas ak coco qu'est-ce que ça veut dire tout ça ak naka la ñu koy préparer Alfie nous propose ça ci kanam Mamadou Mouhamed Ndiaye itam mu ngi waajal ci ginnaaw pour ñëw jox ñu yéen kaay yi bu ca kanamee et puis est-ce que yéen a ngi fàttaliku. bu leen ma jéem a xañ siree ndax moom la miir bu leen ma jéem a xañ siree ndax moom la miir xanaa nga ne leen ma du ma ànd ak siree ci tàkk saanu yaram xanaa gisu leen ma du ma ànd ak siree elelena moor géej di yaram mag siree mag siree mag siree rëgëjëg rëgëti rek loolu amu ci de waaye maa bëgg ay sabar rek am na teew yow ñooñu ñan ñoo woy loolu du Pape et Cheikh wala. déedéet pis naa loolu pis ni sama bët yee mënul dem pis naa la may mën a laa koy laaj sa bët yee sew ko sonn wala laa jox ma bët yi sa bët yee sew kanam bi plutôt da leen may xool sa bët yee sew Pape dama ko bëggoon testé di moo tax ma ne ko Touré Kunda xam nga ko c'est sûr ok taxaw na temps loo doon def même je veux dire xam ne na non ah yow woy boobu yàggul est-ce que ay année 96 90 waa ci la nekkoon boobu yàggul noonu waaw mais boobu moom commencé gu ma woon ay bëggante mais. bon ils seront avec nous bu ca kanam parce que ñoom ñu ngi préparé lu am solo waa frère Guissé dinañu am souvenir puisque ñu ngi ci février c'est le mois des amours donc on parlera de ces belles chansons d'amour surtout boobu nga xamante ni ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. On va se faire tout de suite un point sur la météo ak Fatima Ba alors tey on s'est réveillé avec beaucoup de
avec beaucoup de seddaay 18 degrés la ñu yeewoo tey. beaucoup de seddaay Pape Cheikh waaye boo xoolee par rapport ak yeneen journée yi mel na ni température yi dafa yéeg tuuti ndax fan yi amoon nañ fi ay 17 ay 16 degrés fii ci Dakar waaye comme ni nga ko waxee Dakar tey 18 degrés lay am loolee nag li ko waral moo di ne naaj bu tàng bi moom mooy génn boori fukki waxtu ak benn jàpp fukki waxtu ak ñaar 11h 12h naaj bi dina génn fépp ci biir réew mi dina tàng tuuti waaye ñu wax d'abord ci température suba teel gi bi gën a tuuti di 16 degrés dinañ ko am ca Saint-Louis ak Podor bi gën a mag di 20 degrés ca Tambacounda ak Ziguinchor lay doon Dakar ni nga ko waxee 18 degrés lay am Linguère 19 degrés Matam 19 degrés Kaolack 19 degrés Tambacounda 20 degrés di température bi gën a mag Kolda 17 degrés Kédougou 19 degrés boori ngoon yooyu coppite dina am ci température yi dina xaw a tàng ci biir réew mi rawatina ca bët saalumu réew mi ca Kédougou moom mooy am température bi gën a mag ci ngoon gi di 39 degrés bi gën a tuuti 23 degrés fii ci Dakar lay doon Saint-Louis dina am 29 degrés Podor 32 degrés Louga Linguère 34 degrés Matam 35 degrés Diourbel 35 degrés Kaolack 35 degrés Tambacounda 36 degrés Ziguinchor 35 degrés Kolda 38 degrés ñu wax ci lu jëm ci géej gi nag wàccoon na ci guddi 5h55 minutes dina wàccaat itam bu 18h tegalee 5 minutes tey ji nag géej gi ci bëccëg bi benn yoon rek lay yéeg bu fukki waxtu ak ñaar tegalee juróomi simili lay doon ñu wax ci moment yi am solo ci journée bi ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di nappkat yi di wuti jën jàppale ni 4h55 6h55 7h19 loolu jàll na waaye bu 19h itam tegalee fukki simili ak juróom-ñeent dina doon moment bu am solo jant bi nag fenk na ay simili ngi nii 7h36 ñu ngi yaakaar itam mu soo bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon tegalee fukki simili ak ñaar Pape Cheikh lii lañ fi yoroon ci wàllu xibaaru jaww ji. voilà tey nag bëri au temps parce que dama tardé est-ce que xam nga ni bu ma tardé wul sax war nañoo laajte lu tax ma nekk à l'heure lii mooy sama njiglaay di tardé yi nii ay commencé 7h30 ay 10h moins 2 xam nga am solo war ngeen a tiitan bis bu ma commencé 7h pile xaw ma kañ lay doon mais bis boobu bu amee da ngeen tiitan lu leer laa leen wax parce que tey ñu ngi commencé presque 7h30 alors on vous souhaite une bonne journée ñu ngi lay gërëm bu baax Fatima am nga quelques minutes pour noppalu ci ginnaaw ndax di nga del si léegi nii bu ko defee nga yaatal xibaar yi Mireille Mathieu ñu ngi lay gërëm bu baax bu 8h jotee nga del suwaat pour journal bi ci wolof ñu jox leen waxtu julli rapidement ak waxtu mees pour suñu mbokk chrétien yi laataa ñuy àndandoo ak waa Olympique Club démb lañ doon amal seen jëngal ren coach Massa ngi fii démb yaramam la tàngal démb gisoo ñu mais ñu ngi woon ci masse bi quoi bañoon nga gis ñu dans quelques minutes on te retrouve mais en attendant ñu xool waxtu julli yi baal ma de Pape Samba damaa bëri wax rek damay bëgg a waxandoo lii laa ak lële ak lële ak yële bon bu dee julli fajar bi suba teel bi mu ngi toll ci 5h28 tisbaar mu ngi toll ci 13h16 takkusaan mu ngi toll ci 16h39 timis mu ngi toll ci 19h49 gée mu ngi toll ci 20h58 suba teel 5h28 tisbaar 1h16 takkusaan 4h39 timis 7h49 gée mu ngi toll ci 8h58 pour suñu mbokku chrétien yi bu dee jàngu bu cathédrale foofee am na messe ci semaine bi 7h vendredi am na messe 7h30 18h30 dimanche am na messe 7h30 ak 10h30 bu dee jàngu bu martyr de l'Ouganda foofee ci semaine bi am na messe 6h30 18h30 dimanche ak jour férié am na messe 19h 7h15 9h30 11h15 ak 18h30 bu dee beneen jàngu bu Saint-Joseph bu dee jàngu bu Saint-Joseph nag am na messe en temps ordinaire 6h30 18h30 dimanche ak jour férié am na messe 7h 9h30 11h ak 18h30
excellente. On vous souhaite une bonne journée léegi ñu jàll ci fitness bi lundi dafay diis xam ngeen ko samedi dañuy bégee dimanche dañuy noppalu donc lundi bu ñu xëyee dañuy xaw a nege souvent yaram yi dafay diis ba da ngay xaw a mel ni ku ñu sëf waaye nag ndekee lu sa yaram diis boo xëyee altine il suffit juste nga def say étirement sa ay quelques fuddu yu sewaan rek ça fait beaucoup de bien moo tax fajar gi gis nañu ne da ngeen di concentré wu bu baax ci heure bi ci fitness bi dañ ci àndandoo ak coach Mass bienvenue. salaamaaleykum Pape Cheikh. maaleykum salaam. ngeen fanaane. mais jàmm rek coach xanaa nga bëgg ñoo rey ñu démb rek ba ñu bëgg a dee. da ngeen maa rusloo. vraiment non mais kon gisoo Pape Cheikh. bisu sax dégg naa turam laa dégg. non mais ñëw nañu. il y avait 1234 wër naa leen fépp. munoo ñu gis balaa taxaw di leen séentu. 1234 xoolal. maa ngi wax loolu 1231 baa ngi. ana 33 bi. 33 34 35 au double. man ko suñu ñëw. Allez, qu'est-ce que tu nous proposes ce matin? Un peu de cardio ce matin donc pour relâcher un peu. Donc c'était très bien hier. di remercier partenaires yëpp donc clients yi Olympique Club yi. ah ouais ak yéen itam waa Yeewu leen jàpp ngeen ci baax. waaye ñoom am na ñoo xam ñoom peut-être ñoom yow gis nañ leen seen taxawaay rafet na. yow moom. yow nga foon kon de ku gàtt daw na ndeysaan. yow nga xam ne allez c'est parti. kii kuus. yow kuus. allez cardio ak coach Mass. très bien allez Pape Cheikh sur le côté on respire. ça sera facile. Juste 5 minutes, un petit réveil matinal vers l'arrière. Même chose, enrouler vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. 3, 2, allez, on va commencer par la main. Tout le monde. Derrière, gardez ce premier mouvement en option. Allez, on respire. Levez la poitrine. Abdos serrés. Même chose. Option, faites la marche, s'il vous plaît. Derrière. Allez, regardez ce rythme. 4, 3, 2. On va commencer par des steps. Parti. C'est ça. Ouvrez, fermez. Un pas en avant, un pas en arrière. 4, 3, 2. Cette fois-ci, un peu plus bas. Descendez plus bas. Même chose. 4, 3, 2. Le mouvement change. Step 4. Ouvrez, fermez. Même chose au niveau des jambes. Les bras changent. Ajoutez. Tendez, ramenez. Tendez, tirez. 3, 2, 1. Même mouvement. 8. Un peu plus bas. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ça c'est l'option. Un peu plus avancé. Croisez, ramenez. Allez, les talons vers les fessiers. Genoux vers l'obstacle. Un peu plus bas. Même chose. 4, 3, 2. Le premier mouvement, c'est ça. Derrière, regardez ce mouvement. Allez, si vous faites comme moi, on va progresser. Un déplacement. 2 pas à droite, 2 pas à gauche. À mon signal. Allez, c'est parti. À droite. 1 et 2. Parfait. Niveau 1, vous marchez. Ça, c'est le niveau 1. Un petit stage sur les bras. Le niveau de arrive. 3, 2, 1. Un peu plus intense. Allez, c'est parti. Ça, c'est un peu plus intense. Derrière, il y a le niveau 1. Niveau 2, le pas échappé. Loin devant. 2. Encore 2. Encore une fois. Et vous relâchez. Reprenez le spectacle. On respire. On calme le jeu.
On reprend la main. Parti. Je rappelle, ça c'est le niveau 1. D'accord? Gardez le niveau 1 si vous voulez. Et si vous êtes à l'aise, on va passer au niveau supérieur. Un peu de corps. Allez, c'est parti. Courez. Courez sur place. Derrière. Gardez le premier mouvement. Allez, toujours en option. Allez, on respire. Facile. Un peu de cardio. 4, 3, 2. Regardez, rebondissez. À gauche, à droite, à gauche, à droite. En option, toujours vous marchez. D'accord? En option, toujours vous marchez. Sinon, à gauche, à droite. 3, 2, 1. Reprenez la main. 4, 3, 2. Allez, c'est parti, les genoux, c'est bon. Montez les genoux, serrez les abdos. Allez, on termine. 10 minutes. Abdos serrés. Main à bras, jambes opposées. Vers l'eau, vers l'eau, vers l'eau. 2. Et les genoux hauteur nombril. Le bras vers le plafond. 4, 3, 2. Doublez les genoux. 2 fois à gauche, 2 fois à droite. Même chose. 4, 3, 2. Allez, 8 derniers. C'est pas double genou avec les 2 bras. Si vous voulez vous croiser comme ça, ou bien vous restez toujours face à moi. Toujours face à moi. Allez, jusqu'à 4 et on n'en parle plus. 4, 3, 2. Et 1, vous relâchez, respirez, croisez les mains, étirez maintenant. Visez le plafond, respirez profondément. Allez, grandissez au maximum. Changez. On change de côté. Parfait. Jambe droite, jambe gauche et les jambes droites. Poussez la tête de l'autre côté. On change gentiment. En pause. Allez, les jambes. Prenez les jambes, talons à la tête, genoux vers le sol. Très bien, changez. Et c'est tout pour ce matin. Bravo, bravo, on se donne rendez-vous demain. Même heure. Allez, bisous. Allez, à demain. Même heure, même télévision. Même heure, même télévision. Même heure, même endroit. J'adore ça, même heure, même chaîne. Donc demain, même heure, même chaîne, ci heure bii nii ñu àndandoo ak yow. On n'est pas à l'heure hein, puisqu'il est exactement 8h03, maanaam on est en retard. Mais bon mooy suñu njiglaay on le rappelle encore mbaa yeewu ngeen ñun yeewu nañ ca fajar kon yeewu leen ñu gunge leen fii ba 10h 8h jot ba tegal ay simili ñu jàll ci jotaayu xibaar yi bu njëkk bi lay doon. di leen soxal ci xibaar ñoo koy joxe bis bu jot ci waxtu wi xibaaru suba gi ñu ànd ceek Fatima Ba Jaxate ñu nuyooti la. fayati leen Pape Cheikh xibaar yi ni ma ko waxee woon ñu doore ko procès bu Karim Wade dina dooraat ni ki tey waajuram bi nag di Abdoulaye Wade ñu ngi koy xaar ca palais de justice bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango yu populaire moom Abdoulaye Wade dina teew tey ca palais de justice fekkee si procès bu Karim Wade loolee ginnaaw sax bi mu récuser cour de répression de l'enrichissement illicite waaye itam bi mu xamle ne Henri Grégoire Diop daanaka lépp lu mu fay def dañ ko digal ñu wax ci ki fi nekkoon njiital CREI di Alioune Ndao moom nag ci tekki ndombo tànkam bi ki nga xamante ne moom moo di jëwriñ bi dénk wàllu yoon maître Sidiki Kaba àdduna ci garde des Sceaux bi ne procureur bi di Alioune Ndao daawul daal respecter instruction yi nga xamante ne moom moo jógee ci ay kilifaam li ni mel nag maître Assane Dioma Ndiaye am na nu mu ko gisee moom ñaawlu na ko ndax jàpp na ne ay kaddu la yoo xamante ne day tax rek nit ñi di remettre en
en cause indépendance justice bu Sénégal mu ne nag loolu du lu rafet donte sax exécutif bi ñoom am na dogal ci li nga xamante ne noonu la parquet bii di demee magistrat bi moom dafa war a moom boppam ñu ànd ci reportage Codé Ndiaye Adama Gueye. procureur Aliou Ndao daawul diisoo ci yenn dossiers yi kaddu yi ministre de la justice daal di koy yëkkati ngir rek justifier dàq gi ñu dàq Aliou Ndao maître Assane Dioma Ndiaye rafetluwul dara kaddu yu ni mel. bu dul dara aussi ay magistrat lañ dañu jàng droit ñaareel bi dañu waat mooy man ci liggéey bi ma def lépp lu ma xam ne yoon teg na ma ko ci dama koy sàmm donc loolu nag bu fekkee ne aussi yaa ngi koy bëgg a jox ordre yoo xam ne méngoowul ak li ko yoon wax loolu nag kenn mënu ko sanctionner ci kaw loolu parce que moom sax bu ko defee dootul àndati nekkati en phase ak conscience am. avocat bi di xam ne magistrat yi waruñu rek di jëfee bépp ndigal bu leen seen hiérarchie daal di jox. politique ak justice àndul pouvoir politique bi mun na définir une politique pénale wala mu ne man lii laa bëgg ñu def ko ci mbiru corruption ci mbiru enrichissement illicite nga joxe ay ordre mais nag ci kaw liggéey quotidien bi magistrat bi war na mun a apprécier bu jàppee na tey condition application de la loi jot na te kii war nañ ko topp munoo ko ne bul bañ a topp kii wala munoo ko ne toppal kii bañ a topp ko parce que yaa ngi indi xaj yi magistrat du parquet debout kooku jàpp nañ ne pouvoir politique bi moo ko mooy supérieur moo ko chef mais même ci kaw chef boobu dafa am ay limites. maître Assane Dioma Ndiaye di ci yokku ne citoyen yëpp ñoo war a yem ci kanamu yoon. bu fekkee ne moom dafa gisoon ñoo xam ne am na ay éléments yu tax mu mun leen a topp. bu fekkee looloo tax ñu ne ko yow da ngaa bëgg a topp ñii moo tax ñu jóge la fa loolu day dëggal ne xëy na justice bi dafa am ñu am ndey ak ñu amul bàyyi te loolu aussi defe naa day gën a néewal encore li ñuy waa tudde ñun indépendance de la justice wala sax une justice égalitaire. kàddoog maître Sidiki Kaba di dëggal ñiy xalaat ne procès Karim Wade ab procès politique la bu ñu sukkandikoo ci kàddoog kii di maître Assane Dioma Ndiaye. Codé Ndiaye ñu wax ci bureau politique bu parti socialiste gën nañ ko yaatal waaye itam jox soxna yi pàcc bu am solo Aminata Mbengue Ndiaye léegi moom moo topp ci Ousmane Tanor Dieng ak yeneen i poste yi nga xamante ne yokkal nañ ko Abdoulaye Wilane ak ñeneen waaye kii di Khalifa Sall ak Serigne Mbaye Thiam ñoom daanaka fi ñu newoon la ñu ne ba léegi ki ñu fa gisul kay di Aïssata Tall Sall loolee nag ki nga xamante ne moom moo di Serigne Saliou Gueye moom nee na loolu day wane ne rek Tanor dafa jël ñu ko gën a jege mu teg leen ci wetam bu ko defee mu mën a contrôler li nga xamante ne moom moo di parti bi waaye li am ba am moo di ne Aïssata Tall Sall moom it du toog rek banque ay yoxoom ñu teewlu ci reportage Aminata Mbaré Sow Adama Gueye. Parti socialiste daal dinay taxawal bureau politique bu bees ci bureau politique boobu nag kii di Aïssata Tall Sall bokk ci Serigne Saliou Gueye di journaliste politique di ñu jàngat composition bu bees bi nga xam ni kuréel boobule am na ko. tey bu fekkente ne ku mel ni Aminata Mbengue Ndiaye dañ ko jël teg ko numéro 2 parti bi mën naa wax loolu aussi lu mérité la mais dañ wax ne sax. parité moo tax ñu def loolu góor la donc foofu mën nañu wax ne vraiment parité amu fa li ko waral nag moo di Aminata Mbengue Ndiaye dafa nekk koo xam ne dafa jege Ousmane Tanor Dieng ba pare sës ci moom ba pare yore aussi mouvement des femmes kooku tey bu fekkente ne Ousmane Tanor Dieng daf ko jël sës ko ci moom c'est aussi dafa bëgg vraiment gën a mën a contrôler bureau politique bi nga xamante ne moom la jiite. Abdoulaye Wilane moo remplacé Aïssata Tall Sall léegi moom mooy porte-parole bu parti socialiste lii nag ñu jàpp ne lu ñu xaaroon la bu ñu gisee taxawaayu soxna si ci biir parti boobule. nee nañ sax Aïssata Tall Sall am na ay 5 postes yoo xam ne des na danañ waxtaan ak moom mais xam nga ku toll ni Aïssata Tall Sall ak vraiment jëmm ji mu am ak ma xam bi mu am du nit koo xam ne day bàyyi ba ñu séddale ba mu des mu ñu ñëw vraiment di ko koy sànni pour mu jël ko donc man mën naa la wax fii tey ne Aïssata Tall Sall bureau bii nga xamante ne tey moom la ñu installé moom du ci bokk. mu teg ci ne lii nag day tax kii di maire Podor mu am liberté mën a joxe xalaatam ci doxalinu instance parti yi. su fekkente ne dañ ko faa jëlee moom Aïssata Tall Sall moom dina mën a am vraiment liberté boo xamante ne nii lépp li nga xamante ne dana ko bëgg a wax ci biir parti bi dana ko wax te du ci am vraiment du ci am benn contrainte. bureau politique bu bees bi nag am na lu ëpp téeméeri membre ñoom nag ñu taxawal ko ngir parti socialiste gën a taxaw ci biir Sénégal waaye loolee nag ñu gis ne du ñàkk mu am ay conséquences ndaxte kii di Aïssata Tall Sall amoon na fa taxawaay bu dëgër. dimanche bi tàngoon lool ca Wakam askan wi génn ak doole ngir rek ne wax ne ànduñu ci ñuy sax-saxee seeni suuf loolu nag ñu joxoon ci baaraamu tuuma kenn ci jaraaf yi di jaraaf Youssou Ndoye ñu ne nag day dagg suuf si di ko jaay te moonte di amu ci benn droit ñoom nag génnoon démb doon wane seen bopp ba gendarmerie sax mujj faa wàcc ngir rek tasaare ndaje mi ñu toolu ci reportage Salimata Seck Thierno Laurent Mendy.
coow ak suuf juddooti ci Wakaam bi yoon nag jaraaf bi di Youssou Ndoye lañ joxoñ baaraamu tuuma ni day jaay ay terrain te tegu ko fenn loolee tax ba notable quartier bi dajaloo ni duñu ko nangu benn yoon. ko Wakaam ko moom na ko fi bàyyi tànkaam bu ko fa tegee dina xam ñun dañu bëgg mu bàyyi train bi moomu ko. ci waxtaan boobu nag kenn ci jaraaf yi xamal nañu ni gouvernement bi nañu yëngu balaa yëf yi di jéggi dayoo. Sall ndëkk ñun ci république lañ ne te dañu bëgg comme dafa taxaw ne dafay jubal na xam Wakaam fi mu ne mu alerter le ministre de l'intérieur alerter le ministre de la justice ñu jóg taxaw ci problème Wakaam bi mais li ñu am importance moom mooy nañu sauver Wakaam moo toll fu nga xam ne il faut que ñu sauver ko. waa Wakaam yi xam le ni coowum suuf bi dafa yàgg wante fi mu toll nii seen bakkan lañ ci teg. titre foncier bi Wakaam ko moom am nañu koy toppatoo muy jàmbur yi dañuy dogal teg ci seen loxo ñuy sugal mais moom dafa beddu fële di def lu ko neex ñu ne nag loolu na dañ tey si lañ nekk pour mu deñ. jaraaf Youssou Ndoye mi ñu joxoñ baaraamu tuuma nanguwul àddu jëmale ci suñu micro li mu xamle rekk moom mooy jox nañu dig daje àllarba gi ñu dëgmal ci conférence de presse am bi ngir lépp lu ci nëbbu mu leeral ko. Salimata Seck ñu koy jaajëfal ñu dem ci plage yi seetlu gi nag moo di ne jamono ji duñu gis nit yu bëri ndax seddaay bi muy loo xamante ne boromi restaurant yi fa nekk ñoom it yëg nañ ko bu baax a baax ndax gisatuñu client yu bëri bu ko defee nag seen chiffre d'affaires wàññeeku bu baax a baax saafaan wa nag la ñu nemmeeku ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jaaykatu café ak cigarette ñoom seen i mbir mi ngi dox bu baax a baax jamono ji ñu teewlu ci reportage Cheikh Tidiane Dione bari na ci Sénégal yi ñoo xam ne dem géej bokkul sax ci seen programme rawatina ci jamono ji nga xamante ni dafa sedd fii nag ci Almadies rawatina ci Pointe fii ci plage bi daal di nay am naaj gis nañ ne temps bi tamit neex na ngelaw gi neex mooy ëpp waaye seetlu gi moom mooy jaaykat yi ñoom dañoo gis ne seen liggéey dafa taxawandi. liggéey bi dafa taxaw fi mu nekk nii ay benn client ngay am parfois ñu ñëw dafa emporter duñ nangoo toog surtout la nuit léegi kenn du nangoo toog. tàngaay bi daal moo gën a tane wax dëgg yàlla. période tu sedd dëgg Almadies du am client ci plage bi suñu liggéey dematul noonu quoi dematul on est obligé aussi de aller à la pêche. Maktar nag ay atam war a toll ci fanweer ak lu topp moom sax dafay am benn kiosque boo xam ne lim ciy jaay bokk na ci cigarette ak café gis na ay mbiram jamono ji ñu ngi dox lool la. jamono ji moom wax dëgg yàlla secteur bi moom man maay number one quoi maay boobu moom période seddaay bi moom. à part fruits de mer yi moom café geek tabac bi moo gën a dox moom. weekend bi maa ngi fi ba 3 heures ah VSD bi vendredi samedi dimanche bi moom maa ngi fi ba 3 heures du matin. ndaw si nekkoon ci bitim réew moom li ko indi fii ci plage bi bokk na ci lii di tranquillité waaye tamit daal di wut ay xoru coquillage li ni mel sax moom moo tax moom mu daal di ñëw fii nii ci Pointe des Almadies. man tey dama ñëw fii ak sama sœur donc vu que ni am na tuuti naaj ñu profité ñëw fii. am na quiétude donc j'en profite aussi pour ramasser sama ay coquillages yi nga xamante ni je peux dire que ni dama leen di collectionner. niki tey ñu seetlu ni laaj dafa génn lu ni mel sax tax ba ñenn ci ñi nga xam ne dañoo bàyyi woon lii di géej tàmbalee ñëw ndànk-ndànk. Cheikh Tidiane Dione ñu koy jaajëfal ci wàllu tàggat yaram la ñuy àddu ak Côte d'Ivoire mi remporté 30e édition bu Coupe d'Afrique des Nations mi ngi xew ni ki démb ca Bata diggante mag Ghana match bi nag metti woon lool ndax ginnaaw 90 minutes yi ñaari équipe yi dem nañu prolongation dem ba ci séance tir au but foofee nag metti woon lool ca mujjantel gi daal éléphant yi ñoom ñoo jël raw gàddu gi 9-8 mu mel na nag Côte d'Ivoire démb neexoon na lool. final boobu lee di fàttali sax bi fi amoon fii ci Sénégal ci atum 1992 diggante ñaari équipe yi la ba tey Côte d'Ivoire ak Ghana ci wàllu tàggat yaram la ñuy des wax ci partenariat bu dox diggante groupe Futurs Médias ak Luc Nicolaï & Co ñaari structure yi bëgg liggéey ci wàllu làmb li ñu bëgg nag moo di képp koo xamante ne yaa ngi yëngatu ci wàllu woowee nga dugal ci sa loxo ba rek mbir mi mën a antu ñu teewlu ci Adiata la Amady Piagi. Luc Nicolaï & Co ginnaaw bu mu jëlaatee licence am ci anam yu jaar yoon fas na yéene soobuwaat bu baax ci géew gi lëkkaloo am ak groupe Futurs Médias jóg nañu ngir rek bégal amateur yi ak ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàll làmb. CNG je pense que ñu bare xëy na wax ji bare woon na mais CNG musuñu am benn problème man ak ñoom musuñu jël sama licence
donc mag bon c'est normal que les gens léeg-léeg ñuy wax yenn wax yi mais bi ma demee jël li nga xamante ne loolu laa war a yóbbu muy sama kayit yiñ ma laaj pour ma am licence bi ma ko yóbboo ci jour bi lañ ma bindal licence jox ma ko donc je pense que loolu du woon débat. tey xëy na ànd bi ma ànd ak Futurs Médias xëy na dina wane ne dinañu indi melokaan bu bees ci làmb boo xamante ne am naa yaakaar ci sama njort bu rafet ne dinañu liggéey loo xamante ne duñu taxaw di ñaan kenn. du ñu taxaw di ñaan sponsor naan ko ñëwal jàppale ñu ci làmb ji déedéet soxlawuñu loolu dinañu liggéey loo xamante ne sponsor bi moo ciy gis boppam ñëw moom ci boppam ñëwal boppam ak coobareem ci biir làmb ji comme ni mu ko daan defee bu njëkk. promoteur bi di ñaax tamit acteurs yi rawatina mbër yi ku nekk dugal ci loxam ngir rek ñu sowe làmb ji nga xamante ne mu ngi sooxee. làmb ji aussi mbër yi ils sont pas exempts de tout reproche parce que niñ daan doxalee bu njëkk ba du yoon nit da ngay respecter ñi lay jox sa xaalis. da nga leen di jox cër bu ñu la joxee waxtu nga respecté ko bu ñu la waxee ne la defal nangam nga def ko parce que ñooñu ñooy sa employeur te ñii sa employeur ñi leen di jox li nga xamante ne ñoom loolu lañ lay fayee da nga leen di jox cër bu mat sëkk te ñoom ils en sont conscients fu mu toll ni xam nañu ne li ñu war a def la te je pense que dinañ ko def parce que gis nañu lu mettit bi ñuy traversé fu mu toll nii te je pense que làmb fi ñu ko bëgg a eggal man ak Youssou Ndour ak groupe Futurs Médias je pense que dina yéeme et dina yéem Sénégal. coppite yu bees dinañ ko indi ci làmb ji ren ji kuréel gi di Luc Nicolaï & Co ak groupe Futurs Médias Entertainment fa suñu yéene bàyyi dara ngir rek delloo làmb ji gëdd bu mu amoon. mu ngoog Adiata la ñu koy jaajëfal Pape Cheikh ci wàllu làmb gi la ñuy jeexale. jërëjëf Mignel Baro de dama juum di ñu ngi lay gërëm bu baax Fatima Ba Jaxate waa kay ñu ngi lay gërëm bu baax bu 10h jotee nga del si dégg nga man yaay sama xarit ñu ngi lay gërëm tam rédaction bu télévision Futurs Médias xam nga fii tamit l'information se réveille très tôt ci télévision Futurs Médias moo tax ñuy bàkkoo ni dañuy boole ñaar utile ak agréable ce qu'on va faire comme d'habitude bu ñu journalé ci wolof ba noppi dañuy dugg ci gox yi ak gox-goxaan yi dugg ci région yi ndax nag Sénégal du Ndakaaru dong Sénégal Saint-Louis la Sénégal Thiès la Sénégal Mbour la Sénégal Matam la Sénégal Kolda la dëkk bi ñuy njëkkee di Mbour nag bu ñu fa demee dañu fay fekk suñu correspondant permanent di président Abdou Diouf alors président yaa ñu teewal foofu ca Mbour ñu ngi ñëw ci yow waaye dañuy njëkkee Ndar nag di dëkk bu am histoire waaye nag dëkk boo xamee ni télévision Futurs Médias moo nga fa ki ñu fa teewal di Mouhamed Nabi Silla Mouhamed ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay Pape Cheikh. mbaa jàmm nga fanaane. sant yàlla bu mot ci suba soo xam ni sedd na lool ci Ndar. waaw dégg naa Ndara nga sedd guy ndax yéen a ngi yeewoo tey ak 16 degré loolu la ñu météo wax sànq bu weesoo seddaay boobulee ñu gis tey ci fajar gi foofu ca Ndar lu ñu fa mën a jàpp ci ay xibaar Mouhamed Nabi Silla. waaw liñ ci mën a jàpp ci xibaar moo di rek ziar bu Fass bi nga xamee ni dund nañ ko démb mu doon gannaaw lii di taal ziar bi Fass doon loo xam ni gën màgg daal ci événement yoo xam ni dañ koy jublu ci kër maam Alaaji Rawaan Ngom bu Paal nekk dëkk boo xam ni diggam ak Ndar fanweeri kilomètre ak lu topp la doon itam dëkk boo xam ni dëkku diine la incha allah rabbi daañu dellu sax ci yeneen ëttub xabaar gën a maanaam gëstul askan li nga xamee ne rek mi ngi am foofu ca bërëb ba waaye di fàttali Pape Cheikh loo ji ci wàllu suñ jógee Fass boobu dañuy dem ci Gandon nga xamee ni diggam ak Ndar daanaka ay fukki kilomètre dong la daanaka sax léegi taq na su fekkee gis nañu Ndar ni muy màggee foofu commune bu Paal moo doon amal ab forum am di dañ ci doon waxtaane seen jafe-jafe ci njiitulu maire bi di Khoudia Mbaye mi nga xam ne ni mooy maire bu Gandon ñoom ñu bokkoon seen i partenaire rawatina waa agence régionale de développement chef de village yi association yi ci bërëb bi service yi nga xam ne dañuy lëkkaloo ci wàllu nguur gi di fa yëngu ak ñi nga xam ne daal ay borom mën-mën lañu wala ba borom yi koppar ngir jafe-jafe yoo xam ne ñoo ngi koy dund ci commune bu Gandon nga xamee ni limu dëkk yi dëkkaan yi ëpp na juróom fukk ak lu topp jafe-jafe ci ñam ci ab jëm ci wàllu ndox wàllu courant wàllu yoon wàllu lii di poste de santé wala boog case de santé yoo xam ne dañu nekk ci yenn gox yi daal ñu indi ci saafara rawatina itam bërëb yoo xam ni ñu corriger disparité yi nga xam ne day faral di am yenn gox ak goxaan yoo xam ne day am benn ba ci ñaari école ñu gis ay gox-goxaan yoo xam ni daanaka l'école amu fa mu doon loo xam ni ay jafe-jafe la yoo xam ne daal Gandon ci wàllu boppam sëgg nañu fas yéene ci wut saafara waaye ci Ndar ba léegi
baykat yi nga xam ne ni dañoo nekkee ci diwaanu dex gi rawatina ci Ross Béthio ñoom ñuy feddali seen yaakaar bu ñu am gannaaw njiitu réew mi ba mu ne loo ji ci wàllub armée loo ji ci wàllub service de l'État yi wala boog solidarité nationale wala secours wala sax loo ji ci wàllub police ñuy séddu leaderie local bi ñoom nag moom ba léegi nouvelle bi daf leen neex loolu Pape Cheikh waaye ñoo ngi xaarandi yéen maanaam ñu daal di jëfee dogal bu ni mel ndax ceeb bi ba léegi lamb bi daal des na ci jeexital ci wàllu tàggat yaram 10 kilomètres de Saint-Louis ñu koy waajal ci ay bis yi ñu jëm ci dans ligue d'athlétisme boobu bi Cheikh Tidiane Camara di xam le ni ñoom ñoo ngi ci wàccaay bu baax a baax waaye loolu ci wàllu ndimbal soxla nañ ko lool ngir gën a mën a dalal rek événement bu ni mel nga xam ni mooy ñaareelu événement bu gën a mag ci wàllu tàggat yaram boo xam ne dañ koy amal ci Ndar gannaaw festival international de judo bi nga xamee ni suñu mag suñu kilifa Mbaye Boye rahmatullah alayhi moo ko fi doon def mu doon événement boo xam ne itam ñoo ngi koy waajal ci weer yi dëgmal. d'accord alors leen rek laa bëggoon attirer sa attention Mohamed Nabi Sylla xam nga dañoo fas yéene def après 1 an wu yeewu leenu Pape Cheikh dañuy def antenne décentralisée dañuy dugg ci gox yëpp def fa yeewu leen en direct Gorée la ñuy njëkkee mercredi mais bu ñu jógee Gorée ñu ngi ñëw Ndara. waaw Pape Cheikh loolu dafa bokk ci surprise yoo xam ni dañ ko doon bëgg dencal li spectateurs yi ndax ci fan yi ñu génn gis nañ délégation ko Futurs Médias bu am solo kii di Daouda Diouf jiite woon ko mu mari Dieng bokkoon ci délégation bi Pape Omar Diaw nekkoon ci waaye itam ñu ràññee ci ñaar ba ñetti cameraman yoo xam ni dañu jógee foofu ci TFM ñëw ci dëkk bi di sele ay partenariat ak ñi nga xam ne ni dañoo nekk ci ay société wala boog ay nit ñoo xam ne dañoo nekk ci dëkk bi ngir ñu préparer événement boobu nga xam ne ni ñoo ngi ko jàpp ci njorteelu lii di mois de mars bi daal Ndar mi ngi xaar yeewu leen Ndar mi ngi xaar lii di TFM ak Groupe Futurs Médias ci événement yu mag yooyu. jeex na kon ñu ngi lay gërëm dinañu ñëw ndax sama dëkku maam la merci Mohamed Nabi Sylla yaa ñu teewal ca Ndar nag ñu ngi fay waaj a dem def yeewu leen en direct ak lu bëri ci suñu ay émission xeetu antenne décentralisée yoo xamee ni bëgg nañu ko def ak yéen juste vous rappeler que dëkk bi ñuy njëkkee mercredi yeewu leen ñu ngi koy amalee en direct ca île de Gorée la fay am ak naka la ñu koy defee dina leen leer bu ñu xëyee àllarba bu soobee yàlla ci télévision Futurs Médias bu ñu fa jógee nag dem Ndar bu ñu jógee Ndar le 4 avril yeewu leen mu ngi dëkk bu ñu naan Paris bu ñu jógee Paris ñu ngi jëm nag New York parce que bëri na ay doomi Sénégal yoo xamee ni amuñu rek Sénégal waaye ñu nga ca bitim réew te bëgg ngeen dund li nga xamee ni ñoo ngi koy def parce que bis bu jot dañuy partager ay ondes positives ci fajar gi ñu jógee Ndar jubal dëkk bu ñu naan Mbour alors Mbour comme ni ñu leen ko waxee léegi rek ki ñu fay fekk de suñu correspondant permanent di président Abdou Diouf Abdou ñu ngi lay nuyu Abdou Diouf bu fekkee jàppandi na ñu dugal ko bu ko defee ñu mën a waxtaan ak moom lambal leen ma ko ngeen yee ko parce que Abdou des fois dafay biddanti xam naa ni fi mu tollu tembe téléphone am mu ngi sonné ndaanaan la nag yenn saa yi mu nelaw ba yandoor waaye nag comme moom dañu ko ne gëstul ñu ay xibaar ci fi nga ñu teewal tu es obligé nga jóg Abdou sinon ñu boole la ak Elisabeth bu ko defee mu jëlee la Mbour may naa ko juste quelques secondes pour ñu mën ko jot damay compter ba 5 bu fekkee jotuñu Abdou Diouf ñu jàll ci leneen parce que tey li ñu tardé rek bëri li ñu tardé rek doy na donc ñu def compte à rebours bi 5 4 3 2 1 0 dommage pour Abdou Diouf bu ngeen ko déggulee léegi nii di ngeen ko dégg tey ci bis bi ci RFM ndax moom mooy suñu correspondant permanent li ñuy def nag léegi rek mooy jàll ci jóg job bëgg nañu ku ci xëy fajar nga jóg job yi ñu ngi ñaan itam joxekatu liggéey yi ngeen am habitude di xool surtout jóg job ci parti bi nga xamee ni bëri na ay xale yoo xamante ni ñu ngi wut liggéey tey tamit ñu tànnaat ci ñaar parmi ay CV yu bëri yu ñuy recevoir bis bu jot ay dara. bien sûr Pape xamul may dee ca fajar ba tey. je sais rek. waaw baax na. je suis amoureuse. xamul lu muy kontaan. je te dirai après. Alors nous démarrons avec le CV de Sidi Mohamed Habib Kane. Sidi Mohamed Habib Kane qui a eu de 2013 à 2014 sa licence 3 en marketing communication publicité à l'Institut de management Iman. Pour ses expériences professionnelles,
il n'en a pas. Et pour contacter Sidi Mohamed Habib Kane pour un stage éventuellement, ce sera par mail à mcd2toutcollé@hotmail.fr. Nous avons le CV de Ndeye Fatou Seck qui a eu de 2013 à 2014 une licence professionnelle en gestion des entreprises à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'UCAD. Pour ses expériences professionnelles, 1er février 2014 au 30 juin 2014, elle a été stagiaire au PAMECAS de Kaolack, service d'accueil caisse. 1er novembre 2012 au 30 novembre 2012, elle a effectué un stage à la BCEAO, agence de Kaolack, département administration, comptabilité, auprès du chef comptable, donc chargé d'enregistrer les opérations comptables quotidiennes, préparer les opérations de compense, mais également l'apurement des soldes de compensation du jour. Pour contacter notre candidate Ndeye Fatou, ce sera par mail à ndeyefatou1990 tout collé @hotmail.fr. Pape Cheikh, toujours notre offre d'emploi de cette société de la place qui recherche donc des vendeurs en prêt-à-porter, chaussures, accessoires hommes et femmes, enfants, haut de gamme sur le secteur Dakar. Ouverture donc de leur store en septembre 2015. Il faudrait que vous puissiez réaliser des ventes de vêtements et d'accessoires, réception de marchandises, étiquetage, mise sur cintre, tenue des cabines, mise en rayon, réassort. Vous accueillez les clients et les orientez en fonction de leurs désirs. Pour les profils recherchés, donc il faut être réactif et dynamique. Il faudrait que vous sachiez vous adapter rapidement, que vous soyez polyvalent et souriant. Vous justifiez d'une expérience, donc première expérience similaire d'au moins 6 mois. Pour les connaissances demandées, luxe, mode, vêtements. Pour contacter cette société, ce sera par mail à contact@skykingsclothing.com. Pape Cheikh, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui donc sur Jóg Job. ak offre d'emploi boobu am na solo ak offre d'emploi boobu. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours ñu ñuy laaj toujours par mail est-ce que mën nañ leen yónnee adresse email bi. Vous pouvez toujours regarder les replays sur la page donc TFM YouTube. Toujours, vous avez la partie Jóg Job, donc vous pouvez revoir l'offre d'emploi qui a été donc qui est passé sur Yeewu Leen. Voilà, et puis ñu ngi féliciter ñi nga xamante ne am nañu liggéey grâce ak Jóg Job ñu ngi jot seen ay messages on est content de savoir que grâce ak émission bi bëri na ci ay xale yoo xamante ne ñu ngi jóg di job bi nous sommes fiers hein. Ça, et puis Pape Cheikh, je reçois beaucoup de mails, de messages d'encouragement parce que bëri na ci ñoo xamante ne yenn saa yi du sax sur l'adresse Yeewu Leen. dañ may yónnee ay inbox sur Facebook pour me demander de revenir par exemple sur certaines choses. wala ñu jox ma seen adresse email personnelle pour ma yónnee leen yenn yi. Et puis bëri na également ñu ñuy yónnee seen CV. Même si duñu bëgg ñu jàllale ko par rapport ak des raisons personnelles. Mais ñun bu ñu amee profil boo xamante ne offre d'emploi bi correspondre na ko nous n'hésiterons pas à envoyer vos CV. Bien, mais merci. Je t'en prie, Pape Cheikh. Demain, on parlera certainement d'entrepreneuriat, comme promis. Parce Vu que le temps est... Voilà, Sénégalais yi xam nañu ni entrepreneuriat moom table bu ndaw sax entreprise la. Mais c'est toujours bien de les aider pour ñu mën a xamee ni mën nañoo def comme Papa Ngom Sedima ngunu ginaar gu ndaw mujjee ak entreprise bi gën a mag. ci wàllu élevage ak mbir yooyu nga xam ne soxal na ñoom ginaar ak ñoom nen. Exactement Pape Cheikh et je pense que dinañ dem seeti leen. ñu wax ñu ñoom seen parcours fu ñu jaar. et je pense dina motiver jeunes yu bëri pour ñu mën a gën a am jom et puis gëm seen bopp ah. du dara lu dul gëm sa bopp. voilà. accompagnement boo mën a am ci ginnaaw te gëmuloo sa bopp amuloo audace pour def li nga war a def. ça sert à rien. et comme on dit tous les matins. soxla bu teew ay nelaw faju ko Pape Cheikh. mu ngoog bu kenn nelawaa na ñëpp jóg joobi parce que loolu rek la ñuy ñaan jërëjëf kii a continuer leen di yónnee seen ay CV yéen ñi nga xamante ni yéenay wut liggéey ñun joxe wuñu liggéey yi dañ leen di jàppale rek doon intermédiaire diggante joxekatu liggéey yi entreprise yi ak yéen ñi nga xamante ni yéen a koy wër 8h29 mooy doog a jot juste après publicité yi on parlera publicité mensongère ci ban jamono la ñu mën a wax ni publicité bi ay kàcc la wala ay nar dinañ ci gëstu grâce ak Maymuna fii léegi ay minutes lay nekk et puis Bijou dinañu indil ay coup de cœuram tey dinañu découvrir vidéo bu bees bu woy bi nga xamante ni Yeewu Leen moo tax mu lëmbe réew mi ratatati rek barki démb rek la ñu def lancement bi ci télé bi ak yeneen i woy yoo xamante ni actuellement ñooy chavirer ay xol puisque ñu ngi nekk ci période du Saint-Valentin tey ci suba dama leen fàttali bu leen mar jéem a xañ siré mais ñoom ñi woy siré yamuñu rek ci siré parce que woyaat nañu faama
waay Fama Fama dem na kër ga mu newoon wet na Fama mooy ki nga xam ne dafa muñ te yaa nangoo uuf njabootam ndeysaan Fama mooy waay ki nga xam ne waay dafa muñ te yaa nangoo personne ne connaît les paroles là-bas. ñoom dañoo garaaw à l'époque boo defee lu garaaw lañ ci wax. ji bi lu garaaw la ci wax dëgg lu leer laa leen wax. C'est magnifique. Est-ce que xam ngeen ni way bu neexee mën na mel comme doon kan Macléod. Immortel voilà. Et puis waa Fred gisee seen ay way dafa immortel et puis gis nañu ne depuis un moment amatuñu jot sax pour Sénégal c'est normal c'est-à-dire lu fi festival bu mag ci àdduna lu fi spectacle bu mag ci àdduna ñoom ñoo koy tëgg parce que ñu ngi représenter dignement Sénégal ils seront avec nous tout à l'heure on parlera de leur actualité ak yi nga xamante ni ñoo ngi koy préparer mais dinañu def souvenir parce que il faut que ñu ñëwaat ci Pape Samba Thiam au lieu mu réaliser na ci ginnaaw ci sama nopp bi rek bu ma nee mu ne ma allez regardons la pub et on revient juste après cultiver la joie et surtout garder le sourire jamono ko laaj à tout de suite